yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak Sénégal 7 TV ñu amati mbégte dellu si waat ak yéen si seen émission boulevard du net di émission Sénégal bi nga xam ne Sénégal 7 moo leen koy dégtal ñeel rek wàllu actualité bi ak yeneen fànn ñeel Covid 19 bi évolution beeg crise gestion crise bi ak lépp lu ci aju donc tey nag di altine fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2020 ñu amati mbégte dellu siwaat rek faram-fàccee bi lépp émission ñu concevoir ko rek ngir yéen ngir actualité bu mu mën ci doon ci wàllu Covid 19 beeg yeneen actualité bi ci yeneen aspects yi économie sociale ci yeneen aspects yëpp ngeen mën ci jot en temps réel donc tey nag niñ koy faral di defee rek dañuy rek jàll ci li nga xam ni mooy sommaire bi gannaaw ba ñu santé ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre muy diaspora bi askanu Sénégal ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci internet bi ci YouTube Facebook ak yeneen réseaux sociaux yi dañu rek dal di tàmbale mbir mi ak li nga xam ne mooy actu Covid mooy doon suñu poñ bu njëkk actu Covid nag di fàttale li nga xam ne mooy bilan bi ñu amoon démb waaye itam yenn actualité yi nga xam ne dañoo lëkkoo ak Covid 19 beeg contexte bi waaye itam dinañu faram-fàcce li nga xam ne mooy news du net ak article du jour daal di jàll ci reportage bi ak itam invité bi tey nag ñu war a waxtaanee lu jëm ci wàllu koom-koom muy économie xam ngeen ne ak contexte Covid 19 bi bëri na ay gàllankoor yoo xam ne jot na am ci koom-koom bi ak yeneen fànn d'ailleurs yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci yeneen aspects yi nga xam ne dinañ ko aborder ci émission boulevard du net alors dañuy tàmbale rek sans tarder ak li nga xam ne mooy actu Covid 19 daal di ciy toftal li nga xam ne ni ma ko waxee mooy news du net dañ ciy ànd tey ak Mouhamed Cissokho ni ñu koy taamool di dafee d'ailleurs Mouhamed ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Abdou Khadre. alors tey lan mooy doon sommaire bi ci news du net. tey sommaire yi comme ni ñu koy def balaa boobu ñuy nuyu suñu mbokk internet yi ak followers yu Sénégal 7 di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu kii ma bokkal plateau bi di Socé Ndiaye. Alaaji Socé Ndiaye di ko nuyu. borom Gosaas waaw borom Gosaas ñu koy nuyu bu baax. tey nag comme ni ñu koy defee rek saa su ne suñu rubrique news du net dinañ ko tënk ci ñaari poñ bu njëkk bi dinañ waxtaan ci wax bi fi jógoon ba ñuy waajal présidentielle bu 2019 muy benn information bu jóge woon benn site internet bu sosoo ca Ghana ñu doon jiiñ ni Ousmane Sonko nekkoon candidat à la présidentielle moom dañ ko ger lu tolloog 113 millions ba nga xamante ne mi ngi jóge ci société boobu di Tullow Oil waaw man sax prononcé Tullow Oil ok moom information boobu nag gannaaw loolu weddi nañ ko ba mu set wecc ki ñu ci doon wax ni moo ko bind di Michel di benn journaliste anglais moom weddi na ko ne moom bindul loolu ba mu set wecc beneen ponk bi rek bu ñuy daanelee mooy kii di ministre Aly Ngouille Ndiaye moom dafa nekk en quarantaine gannaaw ba kenn ku muy liggéey benn collaborateur am moom lañ testé positif à la Covid 19 ñaari ponk yooyu la ñuy waxtaanee incha allah. d'accord kon ci kanam kon ci faram-fàcce gi Socé Ndiaye ñu ngi lay nuyu. fay naa la Abdou Khadre di nuyu mbokk yi ñuy seetaan. waaw yaa ñuy faram-fàcceel les articles du jour lan lay doon tey ci sommaire bi. ñeenti article tey bu ci njëkk bokk na ci bi nekk ci Tribune muy mbiru Cheikh Yérim Seck mi nga xam ne nee na am na ñetti jëwriñ yàlla yoo xam ne bu ñu sàgganee. États-Unis dinañ leen def mandat d'arrêt international ci daal mbirum blanchiment d'argent ak financement terrorisme loolu dinañ ko càmbar. ñaareelu article bi nekk ci Les Échos muy mbiru Akilee ak Senelec mu mel ne am na lu bees ci dossier bi ndax. Justice dafa wax ne daal nañu tëj mbooleem compte bancaire yi nga xamante ne moom la Akilee moom mu mel ne am na leneen loo xamante ne fi mu toll ni daal bees na ci dossier bi ci mbiru Akilee ak benn société bu nekk fële ca tugal ñu naan ko Watgo li leen boole nag mooy logiciel boobu nga xamante ne tey moom moo indi coow li loolu daañu ko càmbar ñetteelu article bi nekk ci journal Libération mu mel ne daal njàng mi fi mu toll nii fi léegi diir daal bu ñu sàgganee dina tàmbaliwaat ndax jëwriñ ji di Mamadou Talla daje na ak syndicat yi ajuma bi ñu génn loolu it dañu ko leeral ci seen rubrique article du jour jeexale ak mbiru Ousmane Sonko di ñeenteelu article bi nekk ci journal L'As moom daal nee na fi mu toll nii mboolem kër yi ñu tabax ci littoral bi bis bu faloo dina ko toj loolee daañu ko faram-fàccee ci seen biir rubrique article du jour.
d'accord Socé Ndiaye xam naa dinañ ci ñëwaat léegi ci diirub jotaay bi gannaaw loolu dinañ ci toftal reportage du jour bi ñeel wàllu koom-koom suñu invité sax tey aussi ci wàllu koom-koom lay àddu ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel nguur gi ngi koy jànkonteel ci wàllu koom-koom alors fii ak balaa rek gannaaw bàkk bi ñu jàll ci yaatal gi ak Sénégal 7 TV boulevard du net. mbokk yi ñu ngi dellu rek di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun di def un clin d'œil à Fifi moom nee na nag tey dafa jël repos am di ñu seetaan mu ngi disponible tey di teewlu boulevard du net ñu koy jaajëfal ci ànd bi di ci jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne actuellement ñu ngi scotché à Sénégal 7 TV di teewlu boulevard du net alors li ñu koy tàmbalee ci ponk bu njëkk bi muy actu Covid 19 balaa rek point bu quotidien bu ministère de la santé et de l'action sociale dañuy rek fàttali li nga xam ne mooy bilan bu démb dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2020 démb nag bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale jot nañu def lu toll ci junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay test muy 1223 tests ci yooyu ñu am juróom-ñeent fukk ak ñeent muy 94 cas positifs daal di am 79 cas contact muy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay cas contact benn cas importé ak fukk ak ñeenti cas communautaire gannaaw loolu démb ñu jot a enregistré lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom-benn ci ay patients yu ñu faj ba ñu wér muy 116 guéris ñaar fukk ak ñaar ci ay cas grave muy 22 cas grave fi ñu toll nag Sénégal daal di am lu toll ci juróomi junni ak juróom-ñeent fukk muy 5090 cas positifs depuis le 2 mars. ci loolu ñu am itam lu toll ci ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent muy 3344 patients yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wér depuis le 2 mars am itam lu toll ci juróom benn fukk ci ay patients yu génn àddina 60 décès fi mu toll nag ci centre de traitement yi ñu ngi fa am lu toll ci junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom muy 1685 patients sous traitement donc loolu mooy li nga xam ne mooy bilan bu démb bi ñu woyal rek ak xibaar yi nga xam ne dañ leen koy jox ci actu Covid balaa rek communiqué bu ministère de la santé et de l'action sociale ñu xamle rek Mouhamed Sissoko daal dina koy wax sànq ne ministre de l'intérieur dafa confiné wu xam naa ne dañ koy bàyyi après moom mu faram-fàcce ko ci news du net gannaaw loolu nag Sénégal daal di atteindre la barre des 5000 cas maanaam Sénégal daal di dépasser limub juróomi junni ci ay patients yu am feebaru Covid 19 ci Sénégal ñu ngi toll ci juróomi junni ak juróom-ñeent fukk maa ngi leen koy wax sànq ci loolu nag ñu am 3344 guéris muy ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ñoo xam ne faj nañ leen ba ñu wér loolu nag mu doon ci ndimbalu borom bi exploit boo xam ne personnel de santé bi def na ko looloo waral njiitu réew mi ci compte Twitter am daal di def benn post di rek appeler Sénégalais yi à la mobilisation générale maanaam ñoom ñëpp ñu takku ngir rek xeex feebaru Covid 19 bi xeex pandémie bi ci noonu sax daal dinay rafetlu esprit de résilience maanaam ni ñuy ndëgërlaay gi nga xam ne am nañu ko rawatina ci ñi nga xam ne ñooy askan wi yëpp ci xeexub feebaru Covid 19 bi waaye patriotisme bi nga xam ne itam force de l'ordre yi am nañu ko muy takk der yi ak personnel de santé bi ak itam enseignants yi nga xam ni ñoom ñetti corps yooyu yëpp ñu ngi actuellement ci terrain bi dañ ciy dolli ñi nga xam ne ñooy Croix-Rouge boole ci sapeur pompier yi ak ñëpp ñi nga xam ne acteurs communautaires yeeg ñoom ñëpp ñu ngi ci terrain bi donc ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu bu baax seen taxawaay ci biir askan week xeex bi nga xam ne moo aju ci wàllu Covid 19 bi beneen bi di jafe-jafe bi nga xam ne dañ koy gis faral di ko gis. ci xeexum feebaru Covid 19 bi muy stigmatisation bi maanaam bedd gi nga xam ne mooy am ci ñi nga xam ne bile yoon du enseignants yi waaye ñi nga xam ne faju nañu ba wér ci feebaru Covid 19 bi donc loolu ñoom nee nañu sax bu fekkee ne wër nañ am nañ wér-gu-yaram waaye seen xel jamono ji ñu ngi dund lu méttee métti ndax bedd gi nga xam ne ñu ngi leen koy beddi te loolu defe naa ne warul doon loo xam ne lu war la ba sax seen dignité daf ciy des loolu ñu moytu ko bu baax di si ñaax askan wi yëpp ndax feebar bi comme feebar yëpp la. gannaaw loolu ñu wax rek ci wàllu saax-saaxee gi ñuy saax-saaxee wala tong-tongee gi ñuy tong-tongee littoral bi mooy boori géej gi nga xam ne dañ koy tabax donc loolu maa ngi leen doon wax ci xibaar yi ñu weesu doon leen wax rek ni
maire bu Mermoz Sacré-Cœur daal na ci entamé benn combat ànd ci ak société civile bi rawatina Guy Marius Sagna waa FRAPP ak yenn ci ay député yoo xam ne ñoom itam bokk nañu ci xeex bi askan wi tamit naturellement bokkoon nañu ci xeex bi waaye dañu fësal seen bopp ni ñu fësalee seen bopp mooy dañu amal benn kuréel boo xam ne ñu ngi koy wax aar suñu suuf aar suñu littoral des banlieues. Loolu nag di ay kuréel yoo xam ne nag ñoo dajaloo ci benn kuréel googu ma lim léegi ñoom nag ñu ngi bawoo ca Géejawaay bawoo ca Malika Thiaroye Tivaouane Peulh Yëmbal ak yeneen i quartiers yoo xam ne ñoo nekkee ci banlieue bi ñoom nee nañu li ñu bëgg mooy sàmm seen littoral ba benn homme politique kenn du ko mën a tabax ndax littoral bi bien public la ñëpp ci war a am accès ce n'est nullement normal que askan wi war a dugg ci littoral bi daal di dem ci tefes gi pour féexlu di ci fay loolu du dëgg du yoon te généralement ni ñu ko seetloo ñi nga xam ne ñoo koy occupé bu dul doomi réew mi ay doomi biti réew la ñu doon donc defe naa ne askan wi ñoo ci war a jiitu ci bénéficiaires yi bu loolu weesoo ba léegi ci wàllu li nga xam ne mooy bradage littoral bi ak lépp lu aju ci autorisation de construire yi xam ngeen ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina indi ay coppite ci décret bi ñu duppee numéro 2009 1450 bu 30 décembre 2009 boobee nga xam ne nag cette fois-ci dafay jox cër ñi nga xam ne ñooy représentants territoriaux yi bu état bi muy gouverneurs yi comme préfet yi ngir rek ñu mën signer ay autorisation waaye ki nga xam ne nag mooy Cheikh Sadibou Seye moom chercheur la en gouvernance publique moom si ak suñu nattangoo yu Seneweb daal dina xam ne acte boobu nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall daf ko def dafa illégal maanaam dëppawul ak yoon dafa jéggi yoon moom Macky Sall li ko waral nag mooy ne bu ñu sukkandikoo ci article 319 bu loi bi nga xam ne moo boot code général moo bootu ci code général des collectivités territoriales nee na communes yi rek ñoo am compétence ngir signer ay autorisation yoo xam ne pour construire la sauf yi nga xam ne nag kii nga xam ne mooy jëwriñ gi ñu dénk wàllu urbanisme moo ko mën a def kon foofu fu ñu comprendre bu baax maanaam maire yi rek ak ministre de l'urbanisme ñoom ñoo mën a def signer ay autorisation de construire donc loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen amoon yéene dégtal leen ko ci actu Covid ci li ñeel actualité yi ci Covid 19 xam naa balaa rek communiqué bu ministère de la santé et de l'action sociale actuellement il est 10h02 balaa loolu ñu daal di rek commenter ci lenn ci information yi Ousmane Sonko sax nee na bés bu ñu ko falee la muy tàmbalee mooy raxas li nga xam ne mooy littoral bi yëpp daal di génne lépp loo fa xam ne ay tabax la soosu loolu lu baax de wala waaw Sonko de moom nee na daal xam naa ne bés bu ñu ko falee day mujjee def boppam bulldozer rek daal di dem ba ci littoral bi mboolem lu ñu fa tabaxoon mu toj ko mais je pense que c'est normal hein, moom en tant que leader politique aussi mu joxe xalaatam ci li nga xamante ne moom mooy l'actualité brûlante bi aju ci wàllu littoral bi ñii ne bradage du littoral olof yi naan ko caxat-caxatee wàllu littoral bi mais lu ci am daal mooy war nañ ko gëstu xool ñi nga xamante ne vraiment def nañ loo xamante ne méngoowul dëppoowul ak yoon aussi ñu redresser leen et je pense que ministre bi nga xamante ne moom moo yor wàllu justice am na ay kàddu yu mu ci indi nee na état bi dina def enquête te képp koo xamante ne gis nañ ne say mbir tegoo ko ci yoon daañu dal sa kaw mais on verra ñu ngi xool ba xam loolu fu muy mujjee mais daal déclaration Sonko bi incha allah xam naa ne dina yëngal gars yi trop mais nag ñu bëri dinañ jàpp ne aussi c'est une déclaration politique parce que moom c'est un homme politique sénégalais la certes mais action politique yi moom la nit ñi di gën a gis que déclaration simple citoyen yi muy def mais on verra ba xam fu muy mujjee. voilà ñu teewlu ministère de la santé daal di dellu si waat. Je vous fais lecture du communiqué numéro 106 de ce lundi 15 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1254 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,6%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services, 19 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Parcelles Assainies 2 cas, Grand Yoff 2 cas,
Diamniadio 1 cas, Fass Mbao 3 cas, Guédiawaye 2 cas, Diamaguène Mbao 1 cas, Keur Mbaye Fall 1 cas, Yeumbeul 2 cas, Richard Toll 1 cas et enfin Touba 4 cas. 80 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 14 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 5173 cas ont été déclarés positifs, dont 3424 guéris, 64 décédés et donc 1684 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son exhortation à la population pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Ci wolof tey bésu altine 15 juin 2020 ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaje lim ci junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeenti test yi ñu def juróom ñett fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañ fukk ak juróom ñeent jóge ci transmission communautaire ñu gis ci ñaar ci Parcelles Assainies ñaar ci Grand Yoff benn ci Diamniadio ñett ci Fass Mbao ñaar ci Guédiawaye benn ci Diamaguène Mbao benn ci Keur Mbaye Fall ñaar ci Yeumbeul benn ci Richard Toll ak ñeent ci Touba. juróom ñett fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ñeenti malade ñàkk nañ seen bakken ci dimanche 14 juin 2020 ministère de la Santé et de l'Action sociale ci sama baat mu ngi jaale seeni njaboot ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal woññi na juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti cas yoo xam ne cas yu positif lañ ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci wër juróom benn fukk ak ñeent ñàkk ci seen bakken mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ñoo xam ne suñu personnel de santé yi ñu ngi leen di traité ministère de la Santé et de l'Action sociale mu ngi dellu di woo askan wi di ñaax askan wi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm. voilà ñu ngi koy jaajëfal bu baax ministère de la santé et de l'action sociale ngeen déggoon communiqué bi nga xam ne def nañu ko te directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale daal di koy def bu ñu sukkandikoo ci moom tey daal dinañu amal lu toll ci junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay test muy 1254 tests yoo xam ne 83 yi ñoo positif maanaam juróom ñett fukk ak ñett ñoo positif buñ ko xayma dafay toll ci téeméer boo jël
juróom-benn yu toftalu juróom-benn muy 6,6% de positivité ci yooyu ñu am juróom-benn fukk ak ñeent ci ay cas contact muy 64 cas contact ak 19 cas communautaire muy fukk ak juróom-ñeent ci ay cas communautaire yoo xam ne Parcelles Assainies gis nañu fa ñaar ak Grand Yoff Diamniadio ñu gis fa benn Guédiawaye ñu gis fa ñaar Yeumbeul ñu gis fa ñaar itam Touba ñu gis fa ñeent Mbao ñu gis fa ñett Diamaguène ñu gis fa benn Richard Toll ñu gis fa benn tey nag ñu am juróom-ñett fukk ci ay patients yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wér muy 80 guéris ak 22 cas graves yoo xam ne ñu ngi leen di prendre en charge si service de réanimation yi démb nag ci dimanche bi bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé jot nañu am yeneen ñeenti décès yu yees maanaam ñeenti patients yu jot a génn àddina démb dafay toll rek bi la yoon ci juróom benn fukk ak ñeent ci ay patients yu génn àddina depuis le 2 mars ci feebaru Covid-19 bi bu loolu weesoo Sénégal daal di comptabiliser di toll si juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay cas positifs muy 5173 cas positifs daal di ci am ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay patients yu ñu faj ba ñu wér muy 3424 patients yu ñu faj ba ñu wér 64 décès ni ma ko waxee fi mu toll nag ci centre de traitement yi ñu ngi fa am junni ak juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci ay patients yoo xam ne ñu ngi leen di prendre en charge alors loolu mooy bilan bi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale daal dinañu koy dégtal tey ñu daal di rek ànd commenté ko ak Sissoko Socé lu ñu mën a wax ci bilan bi. ok bilan tey bi comme bilan chaque fois on sent que ni même on a presque les mêmes chiffres. On a presque les mêmes chiffres ça commence à se stabiliser booy seet différence yi du ngande trop mais man. Comme chaque fois j'aimerais axer toujours sama wax ci sur les cas communautaires sur la sensibilisation sur le respect des gestes barrières respect des distances sociales pour man loolu la xam nga wax yi yëpp c'est bon c'est bien c'est leur stratégie am na ñu ci mettre en doute seen stratégie c'est bien mais na askan wi xam ni ku ci nekk mooy faj boppam il faut que les gens ñi nga xamante ne demoon nañ ba commencer baisser les bras delluwaat ci yenn yi nañ xam ni feebar baa ngi fi ba léegi te jógu fi ñu sensibiliser wu respecter yi ñu sant parce que quand même noonu lañ mën a xeexee feebar bi. alors Socé lu ñu mën a wax ci bilan bi. waaw li mu wax rek mooy je pense que li am solo mooy nit ñi dañu garder toujours en tête que maladie bi ba léegi mu ngi fi chaque jour ñu wax ñu ñi feebar ak ñuy wér c'est bien. Mais loolu aussi bu mu tax ñu bàyyi aspect sensibilisation bi aspect information bi que askan bi gën a xam ne mbir yi mi ngi fi bon c'est vrai que am na relâchement bu ñu seetlu concernant les mesures mais daal bu mu tax ñu bàyyi suñu loxo aussi ba jàngoro bi mën a law ci biir askan bi donc nañuy vraiment continuer di sàmmonteeg li nga xamante ne moom moo di les mesures barrières bu ko defee aussi ñu mën cee génn xanaa di ñaanal rek ñi nga xam ne aussi ñoom la jàngoro bi dal ñu wér ak jàmm. Mais nañu continuer vraiment ci sensibilisation bi ak information askan bi gën koo wàccee à la base ba nit ñi gën a mën a comprendre li ñu war a def ak lu ñu warul def bu ko defee ñu mën a continuer xeex jàngoro bi. lu mujj rek ci ponk bi balaa ñuy jàll ci beneen rubrique wax nga ñaan nga pour ñu wér mais dafa mel ni ak ni askan wi di doxalee boo wéree am na beneen feebar bu lay xaar muy feebaru stigmatisation. waaw dafa doy waar parce que man dama ci dund benn cas boo xamante ne Gossas la amee sama dëkk benn moodu bu jógee Italie ñëw fa bon ñu wax ne dafa indi doomu jàngoro bi foofu ba daal seen waa kër ñu ci bëri commencé nit ñi di leen daw mu xaw fa sax indi problème quoi donc nit ñi nañuy bàyyi xel loolu aussi vraiment di moytu di boddi ay nit yoo xamante ne jàngoro bi mën na dal ku ne c'est que ministre yi lay dal ak borom alal yi waxuma la ak ñun baadoolo yi donc loolu aussi bu mu tax ku mu dal ba mu wér nit ñi continuer di ko stigmatiser di ko daw loolu rafetul baaxul et je pense que daw ko am jàngoro bi aussi teewul nga mucc ci jàngoro bi. mën nga koy daw sax ba faf dem foo xamante ne fa la jàngoro bi nekk. donc nit ñi nañuy bàyyi xel ci loolu. te xam ne neexul daal parce que ki koy dund vraiment dina am trop lu ko naqari parce que jàngoro bi nee na am na yeneen jàngoro yu fi ne yoo xamante ne moom moo ëpp lu muy rey ak Covid-19 bi. mais ku ko am ku wér nañ ko ñaanal yàlla santale ko parce que bu sañoon aussi du am jàngoro bi quoi voilà. daw ko
stigmatiser nit ñi taxut a mucc ci feebar bi tey mën na yàq lu bëri si. non non pas du tout du la ci tax a mucc. au contraire mun nga ko comme ni ko soo waxee daw mais aussi il faut ñu dem au-delà de stigmatisation lan moo war a indi stigmatisation. parce que ñoom li ñu jàpp les premiers xam nga en communication dañuy wax la règle des premières impressions les premières impressions bu la population am ci feebar bi c'est ça qui est à la cause de ça parce que premières impressions bu nit di am en général pour mu dindi ko day metti ñoom dañ jàpp ni feebar ku ko am da yow c'est fini da ngay dee te or que ni les spécialistes ñu ngi ñuy expliquer ni feebar bi en question c'est vrai li leen gën a jaaxal mooy wàllaate bi ni mu gaawee mais du viralité du danger. mais est-ce que du image yi ñu gis tugal aussi. waaw loolu la moo tax moo tax ma j'ai fait appel des règles de la règle des premières impressions parce que dafay gis nga da ngay xool yow sax. première impression yi nga am ci nit il faut nga xeex ak yow pour dañ ko bu nekkee loolu c'est pas la réalité. et pour man. ni soose wax il faut qu'on continue à sensibiliser. parce que nit ñi dañu jàpp ni feebar bi ku ko am da ngay dee c'est ça la réalité xam nga. te xamuñ ne feebar bi ñi ko am di dund boo jëloon li siburu di rey te ñuy dëkk ak borom siburu. li leneen di rey te ñuy dëkk ak ñoom moo gën a garaaw fuuf li feebar di rey fii suñu réew peut-être yeneen réew mais fii suñu réew siburu période nawet. da ngay dégg ñu bëri siburoo leen rey. mais par contre feebar bi ba mu fi amee ñetti weer mu def fii moins de 60 morts mais sibiru bu ñëwee suñu période sibiru bu ñëwee day rey plus de en moins 2 mois day rey plus de 100 personnes donc nañ sensibiliser nit ñi wax leen feebar bi am na. feebar bi garaaw na mais aussi feebar bi du tax nit ku ñuy beddi compter suñu biir wala ñuy stigmatiser suñu moroom yi. feebar bi am na wante buñ ko fajee mu wér te ki wér day dem te du ko wàllaat keneen. c'est ça c'est exactement ça pour wane rek ne patients yi ñu ngi ciy wér boo xoolee 5173 cas yoo xam ne am nañu ko am nañu également lu toll ci 3424 yoo xam ne wér nañ ci am juste 64 bon c'est vrai que c'est malheureux ñu am ay décès mais lu mënul ñàkk faaw mu am donc 64 décès ci 3424 guéris donc ñu encourager encore une fois di taxaw bu baax di soutenir bu baax personnel de santé bi ak tout le personnel yi nga xam ne ñoo leen wër ànd ci di liggéey ci mbirum xeexuma feebaru Covid-19 bi dañuy rek jàll ci beneen pàcc muy beneen rubrique di les news du net boo xam ne dañ ciy ànd ak Mouhamed Cissokho mu faram-fàcceel ñu lenn lu mu tànn ci ay xibaar ci internet bi gannaaw bàkk bi. Cissokho dal jàmm. waaw ñu ngi lay dalal jàmm. di nuyuwaat borom Gosaas Socé di nuyu suñu téléspectateurs yëpp di nuyu suñu followers yëpp yi nekk ci réseaux sociaux yi di leen ziar bu baax. tey nag suñu rubrique les news du net ñu ngi ciy waxtaanee ci ponk bu njëkk bi affaire bi ñu fi soulevé woon muy affaire guerre ñu doon ko jiiñ ki nekkoon candidat à la présidentielle de 2019. di Ousmane Sonko mu am benn site ba nga xam ne site bi Ghana la nekk. site bi déjà Ghana la nekk mu def benn papier cité benn journaliste ba nga xamante ne fële la dëkk Angleterre la tudd mi ngi tudd Michel Madsen Michel Madsen ñu ne Ousmane Sonko dafa recevoir de Tullow Oil dafa recevoir de ñoom lu toll ci $195,000 US mu tolloog ci 113 millions de francs CFA loolu la ko ñooñu financé woon pour mu def campagne am. léegi nag ba loolu amee waa ji mu expliquer ni moom dafa muy expliquer ni jamono jooju dafa fekkoon moom muy nekk sport mu génn salle sport gis ni ay messages ay appels yoo xam ça vient d'Afrique xamul mu dem xool Twitter affaire yi mu gis l'information boobu noonu. après mu def ci ay kii ba mu defee ay moom tamit ay investigation mu gis site boobu nga xamante ne mi ngi nekk kii. mi ngi nekk Ghana site boobu noonu mu dem mu contacter seen rédacteur en chef mi ngi toog Bright Owusu ba mu contacter Bright Owusu ne ko article boobu noonu
ki ñu ko jox accent africain la am. Il a un accent africain ba pare il a même proposé de payer pour article bi jàll. mu continuer def ay investigation mu gis ni investigation yooyu numéro journaliste sénégalais boobu nga xamante ne nit ñi xam nañ ko bu baax ci Sénégal muy Baba Aïdara te mu nekk fële ca États-Unis mu gis loolu te moom lu ko ci xaw a jaaxal moom Mat Sène mooy moom Baba Aïdara bokkoon na ses contacts au Sénégal léegi affaire bi jaaxal ko mu contacter Baba Aïdara ne ko moom xamul li xew te aussi apparemment dañu pirater son numéro moom mu continuer di def ay recherche ci la gis ni effectivement la ko ñi mu jëloon pour ñu defal ko kii nga gis ne effectivement ni Baba Aïdara mën nañ kii pirater son numéro de téléphone léegi mu continuer pour am lu ko leer xam nga journaliste rek métier journaliste rek boo nekkee ci benn kii mu contacter service de presse bu candidat président Macky Sall pour waxtaan ak ñoom nee na nanguwuñu wax ak moom nanguwuñu si yëy yàbbi moom mu continuer mu contacter Ousmane Sonko ba mu contacter Ousmane Sonko ne ko gis nga nguur gi si jamono jooju mu ne gis nga nguur gi ñoom seen yitte bu rëy bu njëkk bu gën a mag mooy yàq ma xool nu ñu taqalee sama der loolu nee na loolu la ko Ousmane Sonko wax mais nag moom lu jaaxal boobu ba léegi mi ngi si parce que dañu utiliser beneen tour buñ ko muy Michel Damsen mu ne boobu ba léegi mi ngi seet kan mooy Michel Damsen. Madsen non moom Madsen la tudd. gars yi utiliser le nom de Damsen rapprochement boobu la ko ñëpp yaakaar ni moom la. moom neen depuis loolu mi ngi xool kan mooy Michel Madsen. mënu ko waaw Michel Damsen moom Madsen la tudd. léegi nee na Damsen boobu noonu. xamuñu ko ma ne mbaadu Damsen mi. Damsen mi dëkk Thiès. waaw mais nag xamuñu ko mais daal li ci am. Damsen su mënoon a bind tubaab dem ñu ne moom la. li ci am ba am mooy Ousmane Sonko jiiñ nañ ko fi. ni dafa def dañ ko corrompre mu nekk période ba nga xamante quand même période bu xawoon bu sensible parce que mi ngi doon dagaan baatu askan bi pour nekk kon loolu yëpp dara amu ci. nekkate loolu yëpp dara amu ci te aussi on comprend les stratégies de communication de certains. li ma ci jaaxal mooy turu Baba Aïdara bi ñu dugal ci mbir yi. voilà Baba Aïdara naka la ñu mën a pirater son numéro de téléphone pirater son messagerie mag yooyu yëpp. bon mais man loolu jaaxal na ma quoi. comment il s'est débrouillé pour vraiment turam feeñ ci dossier bi. bon moom daal si explication yi am benn article la ba nga xamante ne ñii di waa BBC mooy xaritu Aliou Sall yi. waaw sa xarit yi. sama xarit yi voilà ñooñu noonu ñoom ñoo ko publier le 14. après ñii di waa Libération Online. reprendre ko ñu traduire ko à la base l'article a été écrit en anglais après lañ ko traduire mais Baba Aïdara expliqué wul exactement mais moom daal nee na dañ ko pirater Madsen moom tamit ki ko doon defal ay investigation nee na c'est vrai que Baba Aïdara pourrait bien être piraté. loolu la ci wax. te man daal li ma ci ëppal solo mooy. am na góor bu ñu taxaloon. setal nañ ko loolu moo ci ëpp solo mooy Ousmane Sonko ndax aussi Sénégal il faut ñu tàmm benn affaire diw moo def dëgg la bu defee dëgg la mais bu deful nañ ko setal daf ci am solo parce que aussi il faut pas que ñu nekk ci logique ba nga xamante ne ku fël rek ñu am luñ la tuumaal yàq sa der parce que tamit nit ñi dañuy def politique dañuy def journalisme dañuy def lépp dañuy nekk ay sénégalais mais dañuy am njaboot dañuy am doom peut-être man lu ma nekk xale am naa njaboot keneen lu mu nekk mag am na njaboot il faut qu'on se respecte bu ñu taqalee nit bu dul dëgg et man su ma nee Socé moo def lii je le dirai de bonne foi su ma demee ba xam ne defu ko ma dellu si waat ni ko Socé kat damaa juumoon wala dañ ma induire en erreur il faut que ñu tàmm loolu et man ce qui me plaît dans cette histoire mooy Ousmane Sonko bon c'est vrai que ça n'a pas entaché à son honorabilité mais aussi am na lu ñu ko taqaloon rek te ki ñu waxoon ni moo bind yëf yi nee na du moom bind ko te nee nañ am na koo xamante ne accent africain la am daa même proposé pour
pour ñu jàllale article boobu. waaw man de li ma ciy méttitlu avant ñu jàll ci beneen bi mooy méthode yi nga xamante ne dañ koy faral di gis surtout bu ñu demee ci veillu campagne électorale il faut que nos hommes politiques quand même màgg tuuti. waaw su ma nee màgg mooy dañu bàyyi. non am ngor sax la ñu wax parce que dañu war a liggéeyal askan wi dafa am loo xam ne dafa doy waar. tey su ma nee yow yaa def lii alors que man li may wax xam naa ne dara amu ci. quand même pour lan pour des intérêts politiques je pense que loolu aussi c'est à dénoncer te yooyu dañ ko war a bàyyi ci réew mi. j'aime bien di ko déglu Babacar Justin Ndiaye mu ne am na benn homme politique bu siiw. mun na la xool ci biiri bët weddi li alxuraan wax wala bible wax wala mu xool la ci biiri bët. gëm loolu ay fen yu ñu fabriqué. pour des intérêts politiques mais loolu quand même c'est très grave. xam nga loolu c'est grave APR la bokk de. voilà APR la bokk. te xam nga aussi Sénégal boo jëndee chaîne boo xam ne nga jënd chaîne pour sa jabar wala pour sa coro nga jënd ko chaîne bi am nu mu mel dana li chaîne politique la parce que baaxul tout ce qui est politique au Sénégal est devenu péjoratif alors que ñoom dañu waroon nekk des hommes nobles mais lan moo ko waral. il faut aller au-delà de simplement dañoo bon non. ñoom li ñuy def bon li ko waral mooy seen intérêt personnel rek y a pas plus. c'est que ce qui l'incarne moi je dis ce qui l'incarne am na fi ñoo xamante ne c'est des hommes politiques mus ñu leen dégg ci jabaru jàmbur mus ñu leen jiiñ xaalisu jàmbur mus ñu leen jiiñ mus ñu leen jiiñ mais ñooñu noonu booy seet ils sont en retrait. ci gannaaw la ñuy nekk. mais ñoom ñoo war a engagé wu nag pour changer les choses. non attends ñooñu nañuy engagé wu boo demee ci parti politique yi. boo bëggee avancer il faut nga nangu yenn yi. kon daal li may wax mooy. nos hommes politiques nañu bàyyi di accuser leurs adversaires sur la base de rumeurs ak yoo xamante ne teguñu ko fenn pour des intérêts politiques. loolu moom vraiment c'est voilà ñoom c'est incroyable ñoom ñooy fabriquer rumeurs yooyu sax en général. d'accord ñu jàll ci ñaareelu poñ bi. ñaareelu poñ bi moom comme ni nga ko annoncé woon sànq muy kii di ministre Aly Ngouille Ndiaye. nga xam ne moom moo yore kaaraange biir réew mi moom dafa mettre boppam en quarantaine xam nga responsabilité il faut saluer ça. moom dafa am kenn koo xamante ne day liggéey ak moom mu ñu testé ko positif à la Covid-19. moom sax testé nañ ko gis ni moom doomu jàngoro ji nekkul ci moom. wante moom mu jël sa responsabilité. mu def boppam en quarantaine toog 14 jours yoo xam ne day isolé wu. parce que aussi il faut que li exemple la boo xamante ne il faut le saluer quand même il faut que nit ñi jël ci en compte. jël ko di ko jéem ko développer quoi parce que am na solo bu baax parce que ku mu toll ni Aly Ngouille Ndiaye nekk ministre de l'intérieur ak responsabilité yu tegu ci ndoddam mu jël cette décision là c'est à saluer parce que quand même monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm encore di la sant di wax ni lii lañ bëgg quoi il faut que ñuy joxe le bon exemple. yow tu n'es pas malade mais kii ñi la wër am na ku ci feebar donne le bon exemple. askan wi nag yii ngeen war a xool yéen askan bi ñii ngeen war a xool ci gestes yi bu leen xool nit sax ci jikkoom wala li mu mais nit bu defee geste bu noble dañ koy nangu et aussi au Sénégal il faut que ñuy commencer di def benn affaire nit ku def lu baax ak fu mu far ak ku mu doon ak fu mu juddoo ñu ko koy waxal parce que dafa am solo loolu day yokku nawante suñu biir te dafa am solo et monsieur le ministre ñuy ñaanal collaborateur am boobu noonu prompt rétablissement mu wér ba dellu ci njaboot moom it quarantaine bu mu def boppam mu génn ci te bu mu am benn séquelle ci li muy liggéey ak li ko réew mi dénk loolu moo nekkoon suñu ponk bu mujj di nuyuwaat suñu mbokk internet yi bu baax a baax a baax. d'accord jaajëf Mouhamed. je voulais juste ajouter par rapport ak li mu wax ci Aly Ngouille man c'est un gars que j'aime bien wax dëgg yàlla. gis nga bu demee Linguère en fait Aly Ngouille bokk na ci nit ñi gën a accessible ci entourage yu Macky Sall. bu demee Linguère sport jóginam lay sol casquette am di daw ci mbedd yi. donc humilité boobu ak accessibilité boobu franchement wane na ko mu defaat beneen acte boo xamante ne en tant que maire bu muy def son bilan il l'a fait publiquement devant la mairie citoyens yëpp ñëw ku am looy laaj nga laaj ko donc loolu je pense que exemple la war a doon aussi. pour yeneen maires yi et ni mu accessible ubbil boppam nit ñi aussi yeneen jëwriñ ñi nañu def noonu pour que vraiment askan bi mën leen gën a ñeme. mais Socé xam nga ce qui est grave mooy ce qui est dommage xam nga mooy lan quelque chose qui devait être banal devient quelque chose d'exceptionnel.
parce que li mu wax ni moom le ministre et maire de Linguère di def à Linguère. loolu la ñëpp waroon def loolu la ñëpp waroon def. c'est la chose la plus parce que normale quand on gère les affaires publiques. parce que quand même bu ñu waatee ñooñu muy waxal ñooñu muy côtoyer ñoo ko teg foofu. tout à fait et bu defee noonu aussi daf leen delloo njukkal. et ñëpp noonu lañu waroon def ba ci président de la république. tout à fait. il faut que ñu accessible ñu xam ni askan wi. du ñu seen i noon du ñu seen i jaam seen i nawle lañ. et seeni patron lañu aussi ça il faut le dire donc ñu jaajëfal bu baax Mouhamed Cissokho ci les news du net di rek rafetlu ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci Facebook bi sànq ñu ngi doon wax wàllu stigmatisation muy beddi konte bi nga xam ne mooy am ci ñi nga xam ne dañu am feebar bi Pape Cheikh Rasoul daal di xam ne stigmatisation dafa yàgg ci société bi bu ñu déggee baadoole bi baadoole et cetera. c'est vrai même les caractérisations là quoi waaw moom wax loolu sax forme de stigmatisation effectivement et c'est l'occasion que ñu tirer les leçons là de la Covid-19 ñu jéem a régler yooyu yëpp di rafetlu bu baax moom constat boobu mu def effectivement mooy li nga xam ne moo am ci biir société bi donc dañuy progresser rek rafetlu également ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre bu baax daal di dem si suñu beneen rubrique bu ñuy wax les articles du jour duñu faram-fàcceel lenn ci yenn articles yi nga xam ne Socé Ndiaye def na ko ci choix ci yenn quotidiens yi paraître gannaaw bàkk bi lañ leen koy dégtal. les articles du jour Socé Ndiaye loolu ñu andil tey. Tribune lañu koy tàmbalee. Cheikh Yérim Seck waxati na lu rëy de. xam naa jombul dégg ngeen ko waaye ñi nga xamante ne ñoom ñuy seetaan bu ñu demee ci Tribune tey bi à la page 3. dinañu fa fekk la Cheikh Yérim Seck wax mu ne daal ñetti jëwriñ ñoo xamante ne ay ministre lañu bu ñu sàgganee daañu lal seen ndodd mandat d'arrêt international. waaw ñoom ñett ñëpp li ko waral nag mooy mbiru Bati Plus bi nga xamante ne xam nga fan yële ñi ngi ko doon wax mooy employé bi nga xam ne patron moo ko jiiñoon ne daa sàccoon ay 100 et quelques millions. ba enquête bi mujj wëlbatiku. parce que Cheikh Yérim li mu wax nee na gendarme yi bi ñu defee perquisition. 650 millions la ñu gis mais Cheikh Yérim nee na xaalis bi ëpp na loolu. waaw moom nee na 4 milliards la. waaw ba tax na sax tey jii moom woolu nañu ko fële ca brigade de recherche pour mu leeral loolu. waaw moom nag nee na mbir mi comme États-Unis dugg na ci parce que États-Unis lu tax mu dugg ci mooy. directeur u Bati Plus dafa am benn jarbaatam boo xamante ne enquêteur FBI yi dañ ko fiché parce que dañu gis ne dafay jël xaalis di ko jële ci réew mi di ko jox ki nga xamante ne moom moo di Hassan Nasrallah ñu jiite Hezbollah libanais bi. waaw donc foofu ñu njort ne am na financement du terrorisme bu fa am. tout à fait. donc mu nekk un dossier très sensible. waaw lu yéeme la parce que li ñu ci wax yépp bu fekkente ne am na aussi ñu nit war nañoo jël suñu ay matuwaay. waaw Cheikh Yérim du n'importe qui c'est un gars très informé woolu nañ ko tey brigade de recherche ngeen muy indi ay firnde ci li mu wax. et puis dugal na ci aussi turu ministre de la justice mi nga xam ne nee na cabinet moom mooy layool famille Fares bi nga xamante ne ñoom moom Bati Plus Batimat. maa ngi gis benn communiqué ministre de la justice. mu wax ni moom cabinet boobu tëj na depuis xaw ma. waaw nee nañ tëj na. voilà tëj na moom doxatul woon quoi. waaw mais lu am ba des daal mooy turam moom feeñ na ci dossier bi loolu la Cheikh Yérim wax. mais aussi am na beneen fait bu ci am dafa mel ni la famille la dañuy ut wàllu di gis nañ leen ñu dem Touba seeti xalifa ba di Serigne Mountakha Mbacké. waaw mais xam nga moom mi ngi noonu daal on verra parce que bu fekkente ne yow. mbir mi c'est-à-dire il faut qu'on soit clair. mbir mi mbiru askan bi la. quelque su amul médiation amul dara ku teguwul ci yoon nañ la teg ci yoon. lii ci war yëpp ñu def ko ñu def ko. c'est ça qui man daal li ma comprendre mooy gis nga boo wàccee ci yoon. nañ la redresser tegaat la ci yoon. tout à fait amul médiation quoi amul médiation y a pas de médiation. gis nga médiation bi Ousmane Sonko wax tey ne bu faloo day raser lépp te du am benn médiation man loolu laa gëm. parce que ñii bu fekkente ne famille bi li ñu leen di tuumaal bu dee am na Sénégal mi ngi ñàkk de xaalis bu bëri. non mënoo bàyyi sa dëkk ba pare ñëw Sénégal di ko yàqal mënoon na tabax ay yoon mënoon na tabax leneen. Socé si interview bi suñu naataango bi di Cheikh Yérim Seck def 7TV suñu naataango yooyu. mi ngi wax mu ne dafa dalal Ousmane Sonko mu ne ko yow comme moom raxam la mu ne ko boo yow li nga bëgg nii na nga diggee nii fooy jëlee xaalis boobu mu ne ko xoola grand gis nga xaalis bi nit ñi di sàcc Sénégal ci impôts yu ñuy détourné bu ñu ko jëlee mun nañ duñu soxla benn aide étrangère te nee na boo jëlee lii nii c'est l'arbre seulement qui cache la forêt
parce que y a beaucoup d'entreprises boo fa demee liquidité bi mooy circuler. nañu ko creuser daal en tout cas ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a aussi récupérer impôts yi waa fisc nañu def seen liggéey normalement. mais tey daal li ci bees ci loolu mooy Cheikh Yérim day dem brigade de recherche à 11h bu fa jógee aussi dinañu xam dossier bi fu mu toll. nee na waa FBI ñu ngi fi. parce que ñoom li leen intéressé mooy blanchiment d'argent bi ak financement terrorisme bi ñu tudd ci boobu dossier donc information bi mbokk yi mi ngi ci tribune tey bi à la page 3. bu ngeen demee di ngeen ko fa fekk. d'accord les échos moo ci ñaareel bi mooy les échos mbiru Akilee Senelec Akilee ñoom it fan yi coow li topp na leen lool yaa ngi reetaan waaye daal coow li topp na leen de dafa am benn entreprise boo xamante ne ma nga nekk tugal bu tudd Watgo. ñoom nee na dañu daal Akilee daf leen waroon a fay xaalis lu toll ci 100 000 euros ci ab logiciel boo xamante ne nee nañu dañ koo joxoon Akilee buy def surveillance énergétique ba tax na daal attekat bi jël na dogal ni nañu tëj mboolem compte bancaire yi nga xamante ne Akilee am na ko fii ci réew mi injonction yi sax jot naa dem bépp kuréel bu ngeen xalaat ne banque la fii ci Sénégal moom dañ leen di bañ a lim waaye jot nañu injonction tëj compte bancaire yi nga xamante ne moom la Akilee am parce que tribunal bi daf ko daan ne dafa war a fay xaalis 100 000 euros entreprise boobu nekk tugal di Watgo ñoom nag communiqué bi ñu def ñoom waa Akilee dañoo weddi loolu nee nañ entreprise boobu li ñu seqoon ak ñoom mooy jënd benn algorithme de décompression boo xamante ni dañ koy utiliser dans le cadre de leur programme mais nekkul le logiciel en question donc Akilee ñoom loolu la ñu joxe comme réponse mais daal lu ci am ba des mooy Akilee fan yi moom siiw nañ ni pon ñi leen xamuloon sax jot nañ leen xam donc info bi nekk ci les échos à la page 5 bu ngeen fa demee aussi di ngeen fa fekk mbiru justice boobu nga xamante ne daal moom mooy tëj compte bancaire u Akilee yi ndax coow li dox diggam ak benn entreprise bu nekk tugal bu tudd Watgo. d'accord Sonko moo ci topp ci laas. Ousmane Sonko moom mooy ñeenteelu article bi moom daal nee na bulldozer la bëgg a def boppam bu falaw. waaw moom lépp luy. ça sera très bien. lépp xam nga Dakar amoon nañ fi gouverneur bi ñu doon wax Ndarane Samb. waaw mbaa duñ am président bu Ndarane Sonko kii mooy doon Ndarane Sonko léegi désormais. il le faut Ndarane Sonko mii nee na bis bu faloo. construction illégale yi nekk ci littoral bi yépp dana ko toj. déet waay waaw par A ou par B te du am médiation du am négociation du am leneen. mais mën na bàyyi quand même yi nga xam ne ñooy contribuer ci économie bi. ah waaw yi nga xam ne c'est pour cause d'utilité publique. daf ko bàyyi quoi yooyu xëy na doon location boo xam ne dafay dellu ci askan wi. waaw parce que moom week-end bi dafa demoon ci fii ci plage yu kii bi. doon fa Mermoz defe naa ak njabootam gi ak xajam boobu. waaw tudd Blacky. Blacky la tudd xaj bi donc bi muy bëreeg xalem yooyu aussi gars yi ñëw wër ko di ko laaj vraiment mu wax ci kaw littoral bi ci leen waxee ne daal moom bis bu falaw dina jël disposition yi ci war yépp pour vraiment caxat-caxatee bi ñu gis ci littoral bi aussi ñu dakkal ko. nee na daal lépp loo xamante ne construction la dana ko daaneel ci suuf donc loolu mi ngi ci laasu tey bi à la page 3 mbokk yi. bu ngeen demee di ngeen ko fekk mais Socé démb l'image bu Ousmane Sonko renvoyé mooy benn papa. bu ànd ak ay doomam dem géej di fo te bu ñu toppee lii am fii ci littoral bi. loolu dootul amati te tey maa ngi déglu sur RFM à Cap Skirring nit ñi di wax la même chose. xam nga fii nii Diass. brandage ñu wax la même chose. mais attends du Dakar rek. mais du Dakar rek. qu'est-ce que se passe-t-il. gars yi amuñu fu ñu dëkk moo tax bu ñu faloo rek dañuy jéem a régler fu ñu non dëkk. attends xam nga man mun fu leen neex rek mais ñaar nañ ko bàyyi. nañ ko bàyyi xel et saa yu ma foofu yëpp su ma fa rombee sama yaram day daw benn bi mooy littoral bi parce que fii laa juddoo yaroo xam naa littoral bi bu baax fii laa juddoo point laa juddoo jàngee fan résidence xam naa fi mais bu ma xoolee ni mu meloon dañ daan dem géej sama yaram day daw beneen bi boo demee dans la zone des Niayes tout est devenu béton Cap-Vert nekkatul Cap-Vert Cap béton lañ ko war a tuddee. waaw mais loolu moom indi problème bi constat boobu nga def moom la sénégalais yu bëri def loolu moom moo indi coow li nii. li tax gars yi jóg ñoom Barthélémy Diaz ñoom Guy Marius Sagna député boobu Cheikh Oumar Sy. ñoom ñëpp parce que ak askan wi. li nga seetlu ñoom la ñëpp seetlu mais image bi Sonko wane honnêtement man j'ai aimé quoi wane na ne c'est un sénégalais dem plage di foofu te papa bu nekk war na ànd ak ay doomam. plage voilà c'est ça. ñeneen ñi nañ xool ci moom aussi di wàcc di xoolal seen bopp vraiment di dund lu sénégalais yi di dund. papa bu loolu je nekk pense ànd que ak c'est doomam bien. ci la ñuy jaaree wax ci wàllu
éducation voilà mu ngoog la transition est très bonne. voilà njàng mi moom xam naa ne bu ñu sàgganee fan yi dana tàmbaliwaat. waaw parce que ministre bi di Mamadou Talla moom daje na ak acteurs yëpp syndicats yeeg mbooleem ñi nga xamante ne daal ñooy yëngu ci wàllu woowu. gannaaw mesure yañ tegoon muy apprendre à distance ak yooyu te loolu aussi ñu bari doon ko ñaawlu ndax forme de discrimination la. ndax am na élève boo xam ne xëy na ma nga fongali mi amul internet amul téléphone amul ordinateur du mën a jàng à distance. mais daal njortu nañu ne fan yii moom incha allah. jëwriñ ji daal nee na mi ngi ciy liggéey moom ak ses services compétents loolu la ñu Badara Samb di wax suñu naataango boobu ci article boobu nekk ci Libération à la page 6. bu ngeen fa demee da ngeen fa fekk mesures yi nga xamante ne moom la jëwriñ ji nam ma jël ci ouverture wala réouverture classe yi jombul fan yi parce que ñoom daal nee nañu du ñu nangu année blanche di am wala année invalide waaw danañ def tout ba njàng mi reprendre ñi nga xamante ne au moins ñoo nekk ci classe d'examen yi. ñu mën a tàmbale waat ba mën a def seen examen normalement. yàlla na voilà. fa la buure. fa la buure. jërëjëf li ci des nag mbokk yi da ngeen di dem ngeen jënd journal bi ngeen yër ko. d'accord jaajëf Socé Ndiaye ñu delluwaat rek di rafetlu ñi nga xam ne ñooy ànd ak Sénégal 7 TV ci YouTube bi maa ngi fiy gis ay commentaires yu intéressant am na ñoo xam ne nag ñàkkum ndox mi sonal na leen trop Lay Sambodj mu ngi koy wax nee na bu ñu bëggee xeex feebaru Covid-19 je pense que ça a fait l'objet d'un reportage. bu ñu bëggee xeex Covid-19 bi te ñu ne ñu raxasu ñu am hygiène naka la ñuy raxasoo sans que ñu am ndox. je pense que jotoon nga ci am entretien. effectivement dem nañ directrice bu Sen'Eau. dem nañ Sen'Eau parce que loolu aussi lu ñu constaté la ñun mais ñoom réponse bi ñu wax. mooy la directrice des opérations. moom la ñu defal benn entretien nee na demande bi dafa ëpp offre bi waaw réponse boobu la joxe mais nee na ndox li mu expliqué nee na ndox comme ndox mi fa muy jógee dafa sori bu jógee foofu balaa muy egsi Dakar zone yi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk nekk ci circuit bi ñoo ñooy njëkk am ñu mujjee nekk ci circuit bi ñoom ñooy mujjee am. waaw mais li ma jaaxal nag. mooy SDE bu mu fi nekkee affaire yaa ngi. mais nee na ñu ngi ciy liggéey mais aussi. voilà quoi. mais yàgg na. le constat est là ndox mi moom ba léegi mi ngi continuer di manquer. l'eau c'est primordial au fait gis nga ndox. souveraineté nationale la. ñu dénk leen ko ñu naan ñu ay fu mu jógee dafa loolu du argument loolu nañ ko teg ci suuf xam nga li war a am. sénégalais yi dañ soxla ndox à tout temps. maasama laa rek période bii nga xam ne nit ñi dañu war di raxasu tout le temps. ñu téye ndox bi di ñu jox ay arguments yu fallacieux yooyu. waaw loolu daal la ñu wax moom commentaire boobu moom bu yeboo na xam ne ba ñu demee seen aussi ñoom loolu la ñu teg comme argument. bon donte aussi ñoom it il faut reconnaître que contribuer nañu quand même ci xeexu Covid bi à hauteur de plus de 200 millions. mais daal li ñu ëppal solo askan bi mooy ndox mi na ñëw ak fu mën a jóge daal. waaw nañ ñëw bu ñu ubbee robinet bi am lan moo ci kii ndox bi du ñëw facture day ñëw. facture ñëw nag. non koo xamante ne day rooti ndox nga indil ko facture te day mujj métti si moom. oui mais en fait ndox dina am mais day am baisse de pression mais la nuit. ndox dina am mais pression bi dafay. mais xam nga baisse de pression bi. da tu consommes plus. xam nga loolu gis nga seetlu defal le constat bu baisse de pression bëree facture bu ñëwee day gën a cher. lu ko mën a expliquer on ne sait pas peut-être ñu demaat ci daal di contacter. est-ce que c'est pas une technique pour augmenter les factures aussi. bon ñoom ñoo ci mën a indi réponse donc ñun dañuy def juste des appréciations par rapport à ce qui se passe constater rek bu ko defee ànd ceeg askan wi yëpp ñoom aussi ñu wax li nga xam ne mooy jafe-jafe bi seen boor. ci loolu sax xam naa ne gannaaw bu ñu paree ak suñu invité dinañu mën a woote au 77 883 41 83 bu ko defee ñoom ñëpp li nga xam ne mooy jafe-jafe ñu koy dund ak actualité bi nga xam ne ñu ngi koy dund ñoom aussi ñu mën a wootee daal di ci contribuer alors sans tarder dañuy dem ndax temps bi mu ngi dem bu baax a baax dañuy dem rek daal di dégtal leen suñu reportage bi nga xam ne def nañ ko mu ñeel wàllu koom-koom Socé Ndiaye daal di dem ci yenn ci secteur informel bi jaaykatu café Touba ay restaurant yi xool naka la ñu tàmbalee reprise bi ak ci yenn anam lañ ko defee ñu dem teewlu daal di dikkaat. woyofal bi ñu indi ci mesure yi état bi jëloon ngir nag xeex jàngoroy Covid-19 ndax tax na njaay mu sew mi am ci gox yeeg goxaat yi dellu fa mu nekkoon
ngir am tontu li doxantu nañu ci mbeddu Ndakaar. jëndul normal lu ñu fàtte rek bu ñu fàttee brioche dorée wala marché ñu ñëw fi ay oignon yooyu xam nga boobu doo mun a kii denc wala persil wala bisaabu loolu doo mun a denc wala kaane mais kaane yooyu na amuñu kii bu jëndee loolu kese loolu du ñu arrangé ay kii bi ndugg bi ba muy jëndee loolu la ñu arrangé léegi na jëndatul ndugg waaw day dem ci marché wala Auchan mu jënde wala salade yooyu léegi lu ñu jënde daal bariwul loolu na arrangé wuñu amuñu lu ñu lekk fii la ñuy kii woon amuñu kenn ku ñu jàppali fii la ñuy jaay bu ñu jaayee ñu am lu ñu yóbbu kër gi waaw dañu amuñu njaboot amuñu kii amuñu lu ñu utu lekk fii la ñuy utu lekk bi yëpp. waaw muy dox comme dab rek muy dox comme ni ñu doon doxalee tuuti rek xam nga changé wu na mais du trop quoi tane na client yaa ngi ñëw ñuy jënd ñuy sant yàlla daal bu baax. mais xam nga tamit état mënul jàppale ñëpp des fois yow yaay def lu la war rek tamit mooy loolu quoi parce que du ñëpp la ñuy mën a jàppale am na ñoo xamante ne mën nañ leen jàppale am na ñoo xamante ne duñ leen mën a jàppale te ñun ñu ngi ciy sant yàlla ki ñu nekkal tamit jàppale nañu si quoi seetaanuñu. ginnaaw bi ñu jógee ci jaaykatu ndugg yi ci koñ bi ni ko ndaw si waxee seet si nañu jaaykatu café bii waaye moom li mu ñu xamal mooy avant jàngoro Covid 19 bi di ñëw daan na jaay lu mu néew ñetti siyo café bi Covid bi ñëwee nag fi mu toll nii daanaka li muy jaay bu tollee benn siyo wala benn siyo genn wàll ci lay yem mu mel ne njaay mi doxatul ni mu doon doxee waaye nag comme ubbi waat nañu yoon bi fi mu toll nii njaayam moom mi tàmbali naa dellu fa mu nekk. woyofal bi ñu indi ci mesure yi. voilà ñu jaajëfal bu baax a baax Socé Ndiaye mi nga xam ne defaloon nañu reportage bi Socé ban débrief nga ñu mën a defal ci. waaw en fait reportage bi tax ñu def ko mooy xool économie bi ñi nga xamante ne vraiment ñoom ñu nekk ci suuf ci échelle bi. mooy ñiy jaay ay restaurant jaaykatu caaf yeeg jaaykatu café yeeg yooyu est-ce que tey seen koom-koom mi ngi dellu fa mu nekkoon. parce que gis nañu ne Covid bi bu mu ñëwee affecté na vraiment indi na jafe-jafe ci secteur yu bari secteur économie bi aussi ci la bokk moo tax bi ñu ubbiwaatee yoon bi indi ay assouplissement ci mesures yi ñu ne nañu xool aussi économie bi nga xam ne moom moo nekk ci suuf vraiment est-ce que mi ngi commencé di delluwaat fa mu nekkoon informel bi quoi. Voilà économie informelle bi bon li ñu ci seetlu aussi mooy c'est vrai que mi ngi dellu fa mu nekkoon mais aussi gaawul ni mu melul ni mu meloon au début avant Covid bii ñëw quoi mu mel ne aussi askan bi ba léegi ñu ngi continuer di moytu. parce que li ñu doon génnee di ko jënde café ci mbedd mi dafa duñ ko voilà dégg nga ndaw si li mu wax léegi ñi nga xam ne ñoo doon jënd ci ñoom sax dañuy préférer finalement dem ci grande surface yi nga xam ne jàpp nañu ni foofu moo ëpp kaaraange que muy ñëw di jënd ci ñoom. donc loolu daal la ñu ci seetlu di leen ñaanal rek aussi ñoom it ñuy sàmmoonteeg mesures yi parce que am nañu ci bari yu ci ñu seetlu yoo xamante ne gisuñu fa gel ak yooyu yëpp mu mel ne aussi ñoom commencé war nañ seen liggéey mais nag dañoo war a aussi tegu ci charte yi nga xamante ne moom mooy mesure barrières yi ba mën a bokk aussi ñoom it ci liy xeex jàngoro bi. c'est ça donc ci wax na sax ni dañ leen di bàyyi dem ci grande surface yi donc looloo tax ba suñu invité daal di àddu ci mbir moomu ne koom-koom bi de manière générale dañ koy teg ci yoxo yi ñi nga xam ne ñooy waa biti réew. ñoom ñooy nekk fi yor seen entreprise lépp ci seen loxo lay concentré wu. moo tax bu jafe-jafe amee ñoom taluñu social. Sénégalais ñoo fi mujj des di reyante di dugg ak génn pour jéem a régler seeni problème bopp donc moo doon leçon boo xam ne war nañ ko ci tirer dañuy dem déglu suñu invité Mbissane moo ko dalal muy Mounirou Ndiaye di économiste ñu dem déglu ko daal di dellu sewaat. sëñ Mounirou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. may fàttali ne ñu ñuy déglu ne sa xam-xam dafa màcc ci wàllum koom Sénégal nekk di jànkoonteeg benn crise sanitaire bi nga xam ne ni jéggi na dayoo coronavirus bi ñuy sikki sàkkane daal dina indi ay gàllankoor yu diis a diis ci suñu koom démb rek dégg nañ le président de la République mu lancé benn message. mu ne daal nañu mobiliser wu pour relance économique bi tey bu ñu xëyee aussi ñu dégg benn agence de notation Moody's
ñu ne dafa wàcce notu Sénégal loolu lan lay wundu. waaw xam nga agence de notation yi c'est normal que tey jii réew mu ne ñu wàññi sa notation parce que li moom lañ programme woon ci finance publique dëkk bu mel ne Sénégal nga xate woon nañ budget boo xam ne 1700 milliards la woon yoo xamante ne ko war a exécuté ci année 2020 bi ñu ñëw ba nga xamante ne bi Covid 19 bi ñëw économie bi arrêté ñu tëj frontières yi douane yi wàññeeku fiscalité bi yëpp wàññeeku nguur gi li mu daan am ci àll dégg ngeen bi ñu demee ba fin nga xam ne moom la ministre des finances wax parce que ministre des finances wax na ne liñ doon xaar ci ay recettes néew na 340 milliards wàññeeku na ci te 340 milliards yooyu ci wàññeeku ministère des finances waxoon na ne liñ gañ 50 milliards dong la xam nga kon gab bi dafa négatif. parce que bi nga xam ne activités yi arrêté nañ ci gouvernement bi nga xam ne travaux yi nga nañ ko ak voyage yeeg mission yeeg yi arrêté yépp nga xam ne dem ko arrêté loolu 159 milliards la ci nguur gi gagné ci ay recettes ci ay économie budgétaire waaye boo xoolee ci wàllum fiscalité ak ci wàllum droit de douane gis nañ ne Sénégal ñàkk na tolloog 340 milliards. donc ne rek ne recette publique yi demewul ni mu waroon a demee ba tax na président Macky Sall demoon na sax ba ne nañ ñu baal bor bi ren am na benn collectif bu ñu créé pour que ñu fexe ba service de la dette maanaam li nga xam ne nguur yi àdduna bi moom la ñuy fay weer bu dee nga xam ne Sénégal dem na ba nga xam ne jege na 3 milliards par jour boo xam ne dañ ko war a fay ci bopp 3 milliards par jour jege na ko ñu neen nañ arrêté loolu su ko defee ñu mën a permettre nguur yi ñu ximmiliku ñu mën a respirer tuuti pour mën a attan li nga xam ne moom mooy lu ci mel ne force Covid 19 nga xam ne dañ ko voté mu nekk 1000 milliards ñu mën ko attan mais bu ñu xoolee globalement la nguur gi mënatu ko fa nguur gi mënoon a fayee borom mënatu ko faa fay donc notation yi c'est normal que mu wàcc. mais léegi leer na daanaka kon ne dina indi ay gàllankoor ci wàllum koom gi mais sénégalais yi nan lañ ko nar a yëgee njëkk yi day yokk wala nu mu nar a demee exactement. waaw xam nga tey jii Covid-19 bi li mu wane mooy ñoo bàyyi woon économie àdduna bi ci ay loxo yi ay privé ay capitalistes ñu yor économie àdduna bi ñoom li leen tax a jóg mooy gagné nu ñuy gagné xaalis nu ñuy gagné alal di ko dajale. nguur yi nag tey jii gis nañ ne nguur yi ñoom ñoo taxaw bi nga xam ne problème am na nguurug États-Unis moo génnee 3000 milliards nguurug France moo génnee plus de 100 milliards d'euros nguurug Angleterre moo génnee plus de 360 milliards d'euros. boo xam ne réew mi tey jii nguur yi ñoom ñooy jël alalu mbooloo yi di ko def ci problème yi te pourtant ñi doon gañee xaalis capitaliste yi la léegi dafa indiwaat beneen genre gis-gis ci àdduna beneen gis-gis bu am ñu xam ne nguur yi il faut que ñu xam ne ñoom ñoo am responsabilité pour régler problème àdduna bi donc loolu mooy premier enseignement bi nga xam ne moom lañ ci am donc nguur yi nañ jëlaat seen doole ci économie yi xool nan lañ jàppalee nit ñi pour ñu régler problème yi parce que privé yi wane nañ ne ñoom seen intérêt du régler ay social du régler ay problème ay aide alimentaire ñoom lu profit la ñuy wut donc nguur yi tey jii jëlaat nañ seen kattan di ko récupérer waat pour mën a agir pour mën a dimbali ñi nga xam ne moom la ñuy dimbali mais li nguur yi yor pour di dimbali nit ñi matewul li nga xam ne moom la ñu war a dimbalee nit ñi boo xoolee Sénégal cacophonie bi am ci 1000 milliards yi xam nga ne 1000 milliards doyul pour que Sénégal pendant 3 mois ñu arrêté activité économique naan dañuy dimbali nit ñi ba tax na tey jii gis nga ni Sénégal dañoo dem ba mujj gi ñu xoox transporteurs yi daal di grève daal di indi ay manifestations pour que ñu ne li nga xam ne mooy confinement ak voyage yi nga xam ne dañ ko teree woon nañ ko indi parce que nguur gi mënu leen a jox li nga xam ne moom lañ soxla donc loolu moom mooy situation bi nga xam ne moom moo am tey ji mais li nguur gi yor matewul ñu dimbali ñëpp il faut que comme nguur gi li mu wax mooy ñu woote pour xool nan lañu régler problème bi jot na pour que léegi ñu mën a xalaat pour xool fan lañ mën a jaar pour que situation bi ñu mën ko dépasser te mu am bañ benn problème. mu ngi noonu ñu jaajëfal ko bu baax Mbissane Tine moom mi doon dalal suñu gan di Mounirou Ndiaye di économiste ku xelam màcc ci wàllu koom-koom dégg nañu li mu wax di profiter rek di leen xamal ne mën ngeen woote wu 77 883 41 83 bu ko defee ñu sekk waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu faram-fàcce fii ci wàllu koom-koom waaye itam ci évolution feebar beeg tolluwaay bi tout ce qui concerne cela waaye itam ci jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen di dund ci biir société bi ci contexte bi nga xam ne ci la ñu nekk alors ci wàllu koom-koom dégg nañu
Mounirou Ndiaye wax na ci wàllu fiscalité bi perte yi nga xam ne am nañ ko ci droit de douane yi mel ni liggéey bi nañ ko war a defee foofu bien que am na ay efforts yu ñu fay def mais mel na ni am na yoo xam ne mu ngi ñuy rëcc rawatina ci wàllu exonération yi nga xam ne dañ koy def ci yenn grande entreprise yi. te loolu du yoon. du yoon surtout li ci doy waar ci li mu wax mooy état bu Sénégal day fay bis bu ne lu toll ci 3 milliards de dettes par jour. te ñu am parallèlement des secteurs yoo xamante ne xëy na bu ñu amoon tuuti rigueur foofu rek mën nañ fa génne xaalis bu bëri mooy li Ousmane Sonko waxoon Cheikh Yérim moom ñëwee ci bureau rek donc ñu ngi bàyyi ay circuits yoo xamante ne war nañ fa mën a génne xaalis mais foofu xëy na soit amul rigueur wala corruption bi wala neexalaate bi wala complaisance wala même relation familiale yi souvent mooy dugg en jeu ba rigueur bi ñu war a am ci liggéey bi dans certains secteurs d'activité du ñu ko amal. donc foofu aussi war nañ fa mën a taxaw. baal ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam na ngeen def. sant bu baax Mor. waaw Mohamed. Mor ñu ngi lay nuyu. Sissoko. waaw Mor na nga def. waaw na ngeen def. ñu ngi sant bu baax ak Socé ak kii. ak Mohamed Sissoko. waaw kii quoi nu mu tudd ci encore. Abdou Khadre. waaw na ngeen def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ñu ngi lay dalal. yéen a ngi may dégg ah. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. ok li ma bëggoon wax est-ce que affaire kii bi laa sama waa ji mbokk boobu laa doon wax pour affaire remède bi. jot ñu contact. ci wàllu. mooy waa ji fi woote woon keroog. naan am na luy faj Covid waaw ok coupé woote waat. waa ji fi woote woon keroog lay wax. El Hadji Amadou Faye. moom moo doon proposé wàllu remède bi. à base d'oignon à base de soble la. waaw moom li mu waxoon rek moom la maintenir par rapport ak ingrédients yi donc moom daal mbiram xaw na compliqué tuuti donc mais teewul nag dinañ ko jéem a essayer xool nu ñu koy jotaatee am naa contact am. bu ko defee ñu xool ndax changé na avis ci diggante bi alors sànq ñu ngi woon ci koom-koom bi. économie daaneeloon nga. waaw. voilà moom bàyyi sa waay. donc Sissoko mu mel ni wàllu dette bi li ko war a c'est vrai que doo économiste mais. d'une manière terre à terre. ressources internes yi li ci demee ni ay impôts yu ni mel yooyu mën na contribuer bu baax ci faire reculer considérablement. effectivement xam nga bu ñu jëlee su budget Sénégal. ni dégg naan am nañ budget 3 milliards 4 milliards kii 3000 milliards 4000 milliards boo jëlee li waa douane di andi. li waa impôt et domaine di andi. loolu moo ëpp ci budget bi donc. te mun nañ gis ni douane seen. baal ma jël Mor dafa mel ni ñëwaat na allo. allo salaamaaleykum na ngeen def. waaleykum salaam Mor waaye ñu ngi lay teewlu. waaw Socé ak Coulibaly na ngeen def ça va bien. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. waaye rapidement est-ce que contacté woon nga waa ji la pour affaire remède bi. contacté nañ ko mais mujjul woon en tout. bon déjà waaw moom woowu ma quoi pour leeral quoi. d'accord. waaw moo xam nga rek boo gars yi moom li mu seen affaire ni muy demee quoi mooy loolu quoi. ñoom dañoo bëgg en général dañuy xool ne dañuy bëgg ne état woo leen comprendre que ñu ñëw état jël leen jox leen ay oto ñu dugg fi génn fi comprendre ñu avec la vie facile quoi xam naa loolu la doon ut quoi. genre yoon boobu la doon jaar peut-être pour mën a état woo ko mën a am lu muy am quoi peut-être loolu la quoi mais woowu ma d'accord. léegi ñu wax ci affaire comment ça s'appelle nawet bi di ñëw quoi. nawet bi di ñëw il faut que gars yi commencé ko préparer léegi ah. parce que bu ñu ko commencé wut préparer léegi comme li mu wax léegi Socé la ci Aly Ngouille Ndiaye. mais yooyu gars yi soxla wuñ ko xam nga li gars yi soxla. mooy nawet baa nga ñëw canalisation yi war nañ ko nettoyer affaire demee noonu loolu la ñuy wax ak affaire commerce boobu ngeen di wax laa gars yi nekk ci mbedd bi di jaay. commerçant yi ñu ne jaralul ba finalement dañuy dem ay Auchan dugg na fi génn fi comprenez. parce que xoolal bu fekkee ne ministre kii la nu mu tudd la monsieur Fofana boobu. xoolal gis nga maa ngi koy gis aussi mu naan dafay livrer ay magasin xoolal magasin yooyu bu amee lakk wala yu demee noonu kenn mënu faa dugg y a pas de sécurité.
te magasin léegi nag comme gis nga commerçant yi léegi bu ñu bëggee lu ñu jënd dañuy dem Auchan mais pourquoi mënul uti magasin yu mel noonu. ah monsieur Fofana la comme moom xale la. bu mu topp mag yi quoi. bi ñu defal affaire yu nga xamante ni xewi na. magasin yooyu gis nga y a la jeunesse derrière xale yi ñoo ko topp. mais gisal léegi xoolal pour dire vrai rek xoolal foofu ngeen toog. xoolal écran télé bi nekk seen ginnaaw pour wax rek. xoolal seen poseur bi naka la ko posé ba mu jub. il est de niveau xoolal peintre bi gis nga peintre bi ni mu ñëwee. assuré ne seen studio boobu. peintre bi aw la yoon on le voit d'ici. xoolal ñaari banco-test yi ngeen nekk la bureau yi ngeen nekk ay banco-test la vert. xoolal ça a été bien posé. mais foofu na nag gis nga ouvrier yu mel noonu nag man xaw ma poseur bi franchement xaw ma ko ki leen ko posé xaw ma ko. mais loxoom set na mais foofu na technicien yu mel noonu war a woo ñu topp ko moo gën mu topp paa yi quoi. daal dimbale jeunesse ñu moo gën. parce que magasin yi muy def magasin yi gars yi sax wax nañ ne luñ fa dugg. mais moo gën mu topp ci politiciens yi di wax naan kii war na tabax fii war a wol tabax fii yoonam nekku ci loolu moom dañ ko jox liggéey pour mu liggéey bu fekkee dafa bëgg ñu jàppale ko comme ni ñu defal ñeneen ñi. topp ci ginnaawam mais loolu la war a def. daal jël jeunesse. d'accord. ci kat yooyu ñu jël fecc le soir là. ak bongoy mu jël leen aussi embauché leen formé leen. daal nouvelle ñëpp mën a am liggéey awale dëkk bi yoon moom moo gën quoi. mu topp ci ay politiciens yi di wax ak dugg na fi génn te tabax yu nga xam ne baaxul sa yàqul ciment rek lañ fa gis encore ci tànk yooyu la topp bëgg a jëmal réew mi encore fu kenn xamul. loolu la ñu gis di ko naqarul tout le temps quoi il faut que mu yeewu nag quoi réveillé wu jël jeunesse bi. jox leen liggéey daal di créer emploi. d'accord au moins bi ñu créer emploi bu fi indi ay auto poubelle yu mucc ayib continuer créer emploi bu dul jeex parce que problème bi xaalis bu dul jeex la tabax magasin yi ñuy tabax loolu dañ ko war a bàyyi quoi. gis nañu Auchan ni mu développé ñëpp Auchan lañ jëm léegi ñu bëgg a xeex Auchan mais nañ taj dara lu nga xamante ni au moins bu ñu waxee sax dañu ñu mën ko gis quoi. d'accord mais fi mu jëm ni baaxul. d'accord yaa ngeen merci. ñu jaajëfal bu baax Mor jërëjëf. am na ñeneen ñu nekk ci ligne bi. donc ñu tënk rek bu ko defee ñooñu mën a am occasion. dugg waaw déglu nañ li mu wax mais dama ko bëggoon jox rek ne ko am nañ émission bu bees bu tudd wax sa xalaat. boo xamante ne day am du lundi au vendredi à partir de 16h ba 17h. c'est ça na ci woote di wax xalaatam parce que moom yu am solo lay wax. yu am solo lay wax li muy wax. bon foofa na ma xaw ma nag par rapport ak li mu wax ne ay dafa am ay magasins yu muy joxe. mooy marché bu champ de course. champ de course bu mu doon livré au commerçant keroog. ah d'accord ok. ok c'est ça en fin de semaine. c'est ça donc ñu jaajëfal ko bu baax moom Mor mu ngi ñu woowee France donc ngeen mën def comme moom boo leen wootee rek ngeen mën a participer ànd ak ñun ci waxtaan bi alors sànq ci wàllu koom-koom bi Sissoko yaa ngi doon nekk di développer. waaw dama doon wax ni waa douane boobu nga xamante ni dañuy indi seen partie seen contribution bu am solo ci budget Sénégal. xam nañ ni ba ñu tëjee frontières yi. seeni recette dafa daanu considérablement et aussi gis nañ aussi impôts et domaines ak taxes yi ñu doon kii état bi baal na ñu bëri pour ñu mën a relancer wu. ok d'accord teel ci impôts et domaines ñu ñëwaat salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. oustaz Djibi Sow. waaw c'est Abdou Khadre. ñu ngi lay ziar. waaye delloo ziar Sissoko moomu ak sama boy boobu sosé. jërëjëf delloo ziar sëñ. ñu ngi lay ziar booy yaa ngi préparé tey lu rëy de na nga ko tey bu jaar yoon de. wax sa xalaat bi xanaa. wax sa xalaat moo la mag de. waaw nar naa am solo de. faw ngay wax ci daara yi nag parce que non daara yi kay xoolal daara yi moom yow xam naa ne il faut ñu def ci waxtaan bu am solo. ah. ma ne daara yi xam naa ne jombul dinañ ci def waxtaan bu am solo parce que xam naa ne sujet bu la intéressé la. ok après nga wax ñu ban sujet ngay. développé tey incha allah waaw tey xam naa ci foncier bi la ñuy wax ci littoral bi caxatee bi gars yi di wax ak yooyu. ok incha allah dina am solo. ñu nuyu sama rakk jooju Mbaye Kébé. ak ñoom Zil. di wax rek ne man de ñaari sujet laa bëggoon vraiment leerlu surtout. bi ci njëkk mooy couvre-feu bi ba kañ. couvre-feu bi ba kañ. xam nga sax man gënaloon na ma sax bu fekkoon ne couvre-feu bi dañ koy respecté gis nga am xaad bu ñu respecté wul état dootul amati est-ce que xam nga xale yi léegi respecté wuñu couvre-feu bi
te ak ñu ci yàlla nag parce que couvre-feu mënul wéy ba faw yàlla sax dafa libéré nit ñi wa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur yàlla loolu la wax pourtant yàlla mënoon na boole ku nekk ak benn malaaka bu lay gàtte malaaka yi mot lañ nit ñi cette fois boo jàddee mu jaarale yoon mais waman dafa ne ku mu neex gëmal ku mu neex jalgati essentiel jugement dernier baa ngi lay xaar loolu nit ñi man dafay jaaxal waxtaana bu ñu delluwul ci yàlla dootuñu tegooti ci yoon parce que couvre-feu day ànd ak ay mesures yu taxaw nga xamante ne xoolal tey désordre bi am parce que ñun dañ koy dund léegi ñi nekkoon bi ñu ubbee frontières yeeg xaw ma nu mu tuddati régional yi ñi jógee yeneen régions yi ñu ngi fii dugg ñii ñu ngi jógee fii di dugg feneen léegi nag nee nañ doon dundee toog ba xaaju guddi doo tëdd da ngay bëgg a tëj sa bunt kër mais doo ko mën a tëj parce que ñun ñaa ngi ci mbedd mi ba heure bu leen neex dafa doy waar nit ñi respecté tuñ ko loo xam ne boo ko tegee nit ñi duñ ko respecté mais dindi ko balaa ñuy banaliser loo xamante ne institution la loolu laa bëgg ngeen jàngat ci parce que loolu lu jar a jàngata lu du caaxaan parce que xale yi léegi respecté tuñu te bu yàggee loolu dootuñu respecté force de l'ordre yi duñu respecté état duñu respecté dara te loolu baaxul ci réew. tout à fait. li ci des beneen bi ma bëggoon ñu jàngat ci mooy allo. oui ñu ngi lay déglu bu baax. mooy li nga xamante ne tey yéen a ngi koy wax muy économie réew mi fa muy doxee. est-ce que ñaari tànk lay doxee walla benn tànk lay doxee. parce que tollu nañu foo xamante ne ci réew mi tey secteur bu nekk rek yaa ngi am soox boo xamante ne yaa ngi koy sooxee léegi ñun lan lañ bëgg ci ñoom état bi ñu jiital ñu organiser ñu rek lañ bëgg. xam nga état organisation boo mënul organiser rek doo dara parce que yow joxoo ñun ñu lekk joxe ñun ñoo lay fayal sa lépp ñoo la koy defal. léegi yow lan nga mën a boo mënul organiser kon mënatoo dara. kon nañ nga organiser suñu économie dox wàllu sanitaire mu dox nit ñi di dund tamit ci couvre-feu bi jaar yoon ba nit ñi mën a respecter heure yi bu fekkee ne mënuñ ko respecter ñu dindi couvre-feu bi def mesure barrage bi nga xamante ne kenn ku ci ne yaa ngi koy respecter ñu continuer dund comme ni ñu waxee ñoom dundandoo leen ak feebar bi. c'est ça maa ngi jégal bu baax ci monopoliser kat. jërëjëf merci Oustaz Djibi Sow am na solo. li mu wax Sissoko daanelal. waaw wax ci ñaari poñ yu am solo. waaw poñ yu am solo ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom Oustaz Djibi Sow maa ngi doon wax ni ci impôt domaine. gis nañ ni taxes yi war a ñëw état bi am na ñu ci entreprise yu bëri yu mu def leen teggil du ñu fay. exonération et kon c'est-à-dire état bi ay fonds budget de prévision bu ñu amoon naru ko mais pendant ce temps l'État a été obligé mu dimbali askan wi donc état jël na ni ko professeur Mounirou Ndiaye waxee jël en main askan bi parce que dama daan dégg chaque fois yenn politiciens yenn économie ne non état warul utal liggéey mais secteur privé bi moo war a utal liggéey mais état même bu dee loolu état moo war a teg condition yoo xam ne secteur parce que ñoom la askan bi dénk seen baat beneen bi mooy ñii soose doon jël te ñu nekk waa secteur informel peut-être duñu fay impôt mais ñoo yor kër yi il faut ñu ramener l'économie à la base ñoo gis nga da ngay gis maire jaaykatu caaf kooku moo yor këram te da ngay gis koñ boo xam ne mu am 15 jaaykatu caaf ku si nekk moo yor këram. affaire bu yéeme. ñoo yor kër mais ñooñu noonu dañ leen ñooñu toog nañ 3 mois jaayuñu ñooñu toog nañ 3 mois jaayuñu et am na si ñoo xamante ne même bu ñu commencé waatee jaay ñu bëri jëndatuñu lekk yooyu noonu. ñooñu def te digg nañ leen benn aide d'urgence aide bi nekkatul urgence nañu wax aide alimentaire nekkatul urgence. déedéet nekkatul urgence quand même. mais en réalité aide par défaut parce que lii économiste bi. wax expliqué fii. nee na en temps normal. tous les bons axes je vais dire comme ça pour économie bi. capitalistes yi ñoo ko ŋànk. ñi nga xam ne ñooy waa tugal ñëw installé wu fii ñoo ko ŋànk. ce qui fait que bi ñu ñëwee ci jafe-jafe Covid 19 bi
askan wi ñoo mujj di toppatoo seen bopp. xam nga ci nag. parce que ci ressources intérieures yi la ñu jël ci contribuable bi la Macky Sall jël pour aider askan wi moom loolu la wax ñu jël ki ci ligne bi ñëwaat ci loolu balaa ñuy jàll ci intervention bu Oustaz Djibi Sow salaamaaleykum. aleykum salaam sëñ bi. waaw sëñ bi ñu ngi leen nuyu. allo. allo oui. allo. oui ñu ngi lay dégg. waaw man de li ma bëggoon a wax. parce que damay dégg état beeg ñoom ñu naan saa bu ñu waxee dara ñu naan réew mi amul xaalis réew mi amul xaalis. Sénégal réew mu am xaalis la. ah bon parce que ñi ko jiite ñoom ñëpp ku ci nekk milliardaire nga. ku ci nekk nag ñi jiite ñi ministre yeeg ñoom ñëpp ku ci nekk milliardaire nga ku ci nekk say doom ay oto 140 millions ngay dawal ah dëkk ci am ay kër Europe. kon ça veut dire que ñi jiite Sénégal ñëpp ay milliardaires la comment ça se fait que ñu ni dëkk bi amul xaalis ba pare ñu ko jiite nekk ay milliardaires lan la mën a nekkee loolu ah day na waar xaalis bi ñoom ñoo ko séddoo def ko seen compte koo ci dem ci compte am ay milliards moo nekk ci compte am nañ ko wax te dee ñoom ñëpp nag ñi nekk ci gouvernement bi ñoom ñëpp ay milliardaires lañu loolu moo war a jóge ci Sénégal lañ ko war a teg ci yoon mënoo nekk fonctionnaire ba pare nekk milliardaire loolu mënul nekk c'est impossible. c'est ça tur bi nan la sëñ bi ak fooy wootee. man loolu rek laa amoon lu ma ci doon quoi. tur bi nan la. jërëjëf. ku baax ma ne allo. moom dem na li mu wax am na solo donc wax na ci nee na mënuñu ne réew mi amul xaalis ba pare ñi ko ngànk nekk ay milliardaire. non li wóor mooy képp kuy fonctionnaire. yaakaar salaire rek. mënoo doon milliardaire. mënuloo nekk milliardaire boo doon milliardaire rek am na foo jaar. waaw amaana nag mën nga nekk milliardaire ba pare soog a ñëw ci gouvernement yi. mais koo xamante ne yow bi ngay ñëw ci état bi. sa waay amoo kër. wala boo amee kër gu yamamaay lay doon. tu te retrouves milliardaire. am na foo jaar. mais par contre fi ngay gis ku ñu nommé benn poste de prestige. ñaari weer muy maye ay 100 millions di maye ay terrain di maye lu nekk. loolu laa lay wax. loolu laa lay wax. loolu moo fi am loolu dañ ko war a xoolaat. loolu moo fi am loolu moo am te kii di El Hadj Momar Samb bu RTAS da doon wax benn phrase bu am solo. mu ne réew kenn du ko pàccoo. dañ koy pencoo. il faut que ñi ñuy fal ñu jël loolu en compte. am na solo loolu waaye. c'est ça alors ñu ñëw ci Oustaz Djibi Sow intervention bu ma def nee na ci wàllu couvre-feu bi ba kañ. couvre-feu bi honnêtement man je trouve que amatul benn sens. waaw dañ ko war a dindi parce que 23h léegi ba léegi mi ngi am mais 23h da ngay génn di gis nit ñi ñuy dox. lu leen neexee état d'urgence bu ñu koy wax dafa am lu mu war a tekki cim réew. état d'urgence du lu ndaw dafa rëy. bu ñu ko décréter cim réew rek parce que la situation l'heure est grave. mais tey boo génnee ci mbedd yi day mel ne nekkuñu état d'urgence. effectivement ngoon gi boo demee ci plage yi day mel ne nekkuñu état d'urgence guddi gi les gens circulent. day mel ne amul couvre-feu. donc voilà comme je pense que dindi nañ nit ñi ñuy dem entre région ak région amatul sens quoi pour man. bon amatul sens ni ko kii mais man dama il faut que tamit ñu dellu tuuti ci orthodoxie républicaine bi quand même. il faut que tamit ñu parfois. ñuy waxal askan wi il faut ñuy waxal askan wi soose mi ngi nii jàpp na ni amatul sens mais 23h du ko fekk ci biti. du ko fekk ci biti même bu dee jàpp na ni amatul sens 23h du ko fekk ci biti même bu dee li ñu décider tu n'es pas d'accord il faut respecter parce que nañu revenir à ça. il faut que askan wi delloo ci xelam. il faut askan bi de gis nga nit ñi bu ñu jàpp ni on est en démocratie li lu ñu neex lu ma xalaat wax du loolu xam nga lan la wax nañ allégé nen pousse nañ ko ba 23h lu waaye di doxi nga doxi ko entre 6h du matin et entre 5h du matin et 22h59 pour man loolu la nit ñi war a def il faut que les gens reviennent à la raison xam ni l'État c'est vrai que duñu d'accord ak moom tout le temps duñu d'accord ci toutes les décisions de l'État mais aussi l'État parfois il est là il a une mission régalienne ñun ñoo jël suñu baat dénk ko mu teg mu teg ñu yenn sanction yenn mesures yoo xam ne pour xeex Covid-19 parce que ñoom lu ñuy laaj mooy couvre-feu ban impact la am ci xeex ban impact la am ci Covid-19 bi
am na ci impact wala amul ci impact ce que le citoyen doit faire d'abord même booy wax amul impact respecte la décision ba pare parce que aussi nul n'est censé ignorer la loi même si je suis pas d'accord avec cette phrase dama ciy jéem a référer tënku parce que aussi nit gis nga gor ba couvre-feu bi ba couvre-feu bi di commencer dama ko doon wax souvent sama jabar mu ne yow lu tax yow sax am nga carte de presse lu tax ngay bu 20 heures di waajot ngay ma ne ko gis nga gor day moytul fuñ koy toroxalee loolu la te am na yenn yoo xam ne toroxal sa bopp la te l'état doit être plus fort waaw et aussi beneen bi fu may daanele gis nga bu bukki yabee gaynde sa doxin wala état bi ñoom tamit ñoo war a gën a li soo see wax bu ñu waxee état d'urgence ça signifie quelque chose kon état bi war na gën a taxaw ci faire respecter cette loi là wala mu teggi ko. c'est ça alors temps bi jeex na li ñu cërale woon ci waxtu jeex na tak ñu bàyyi la rek Socé nga def sa dernier mot. waaw di gërëm gars yi jëloon seen temps vraiment di ñu xool di leen jox rendez-vous tey à partir de 16h pour seen émission bi di wax sa xalaat donc ñu ngi leen di invité nag yéen ñëpp ngeen di participer bu ko defee ñu diisoo comme li ñu wax ne nee nañu réew kenn du ko séddoo dañ koy pencoo donc bu ngoonee ñu pencoo incha allah à partir de 16h tous les jours du lundi au vendredi jërëjëf. Sissoko waaw Abdou Khadir di santaat bu baax ñi doon suivre sur Facebook sur Twitter ak sur YouTube di leen jox di daje suba si mardi bi incha allah ci yeneen i information si News du Net. voilà donc ñu jaajëfal leen bu baax ñu bëri nag d'accord ñu ci couvre-feu bi nu muy demee ak d'accord ñu ak Sissoko aussi mais nag nañu respecté rek gannaaw ba ay ndogal la yu nguur gi jël ñu respecté rek ba keroog ñu koy teggi donc ñu jaajëfal leen bu baax ci teewlu bi ngeen ñu teewlu di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak Sénégal 7 saa su ne ni ko soo waxee bu ngoonee di ngeen am bu 16h jotee seen émission bu bees wax sa xalaat ndax jotaay bi nga xam ne moom la ñu am ci boulevard du net du ñu permettre ñu am assez de temps pour jox leen kàddu gi looloo waral ñu ut beneen émission boobu bu ko defee ñu gën fa yaatal xam ne yéen rek ay amee kàddu gi ngeen mën a wootee wax seen xalaat ci doxinu réew mi ak lépp lu ci aju bu ko defee nag ñu gën a mën a diisoo gën a weccante xalaat ndax xalaat yu bëri moo gën benn donc bu loolu weesoo di ngeen am seen édition spéciale Covid 19 également ak suñu naataango njàpp bi tey moom dina invité tey Cheikh Omar Diagne 15h lay doon bu ko defee rek ñu amal waxtaan ñoom itam seen émission gis-gis bu Sen TV également dinañ leen ko rediffuser gannaaw émission boulevard du net may jégalu émission boulevard du net bu ko defee rek ngeen wéy di ànd ak programme yu Sénégal 7 TV di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje bu subaa ci beneen boulevard du net ak yeneen information que yeneen rubrique jërë ngeen jëf ñu yendu jàmb